mbokk yi ba tey ci seen émission ziar doxantu ba fii ci Bujuk seet ki nga xam ne moo di Cheikhou Camara tamit ñu ràññee ko bu baax fii ci Ndar mu di personnalité politique fii ci diggu Ndar. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va na nga def ça va bien. ça va alhamdulilah ça va sant yàlla bu baax ñu delloo ziar. ñu kii rek. voilà. def formation bu ndaw rek. dëgg la parce que moom comme que ay. ak fi réew mi toll nii waaw. fi réew mi toll nii moom. dëgg la. ngeen def. sant yàlla. dëgg ziar waaw. alhamdulilah ñu ngi lay ziar asalaamaaleykum. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon léegi ñu ngi fii ci Bujuk ñëwoon seet ki nga xam ni moo di Cheikhou Camara ñu ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay fay donc di wax di leen wax dal leen ak jàmm di sant yàlla di sant bi sant waajur yi sant boo xam ne am na fu mu doore waaye am fu mu jeexee. Et di leen sant yéen aussi tamit qui s'intéressent à la vie donc des hommes politiques comme nous di wax ne rek dañuy dolliwaat sant sunu borom bi et di nuyu nag waa Ndar nuyu waa Ndar bi ñu ngi koy jaarale si jaraafu dëkk bi nga xamante ni moo di Mouhamadou Mansour Faye pare di nuyu le gouverneur donc de la région de Saint-Louis mais aussi di nuyu sunu kilifa diine yi tout tarix confondu mais aussi rawatina suñu imaamu jàkka yi nga xamante ni fa dañuy faral di dafay pratiquer sur 5 prières di wax ni rek ñu ngi nuyu waa Ndar di leen ziar si weer bi tedd bi nga xamante ni ñu ngi ko doon clôturer par la fête de l'Aïd et di leen baalu ak jëkk di baal ak ñëpp ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla ñu yàlla boole jégal et weer bii nag aussi nga xamante ni woor nañ ci yàlla nangul ñu bu ñu nangulee mu fekk lépp loo nga xamante ni musiba la ak balaa surtout rawatina mbas mi nga xamante ni moo fi nekk lëjal ba tax kenn ku nekk si ñun am na noo feetee Korité bi noo xamante ni xëy na daaw loo ko feetee. waaw ci loolu laa bëggoon dem sax comme ni nga ko waxee nii léegi mbas mi ñu nekk changé na lu bëri si suñu ay habitude parce que instant bi waroon nañu fekk ñuy dem di ziarante di dugg ak di génn xale yi di ñaani dogonal mais dafa mel na ren Korité bi xaw na changé tuuti côté boobu. waaw wax dëgg yàlla mbas mi am na lu bari lu mu changé si sunu ay attitude ak sunu ay habitude waaye nag man du ma négativer lépp li may négativer moo di le fait que mbas mi ñëw nekk loo xamante ne lëmbe na askan wi lëmbe na adduna bi waaye tax na ba activité économique yeeg dem dikk beeg yu bare am na ay restrictions yoo xamante ni baaxul kenn ku nekk si ñun waaye baaxul si économie yu dëkk bi rawatina si état du Sénégal. donte nag état bi mi ngi def kéemtalaay kàttanam si lu bare ngir faggu yi nga xamante ni naroon na nekk ay sooxe wala ay jafe-jafe yenn askan wi yi seen doole jotul seen ginnaaw doon dund. waaye dañuy wax si benn côté mbas mi am na leneen lu mu wane na ni kenn ku nekk ñu war na defaraat toogaayam comme di man yow keneen état bi ak secteur privé bi ak les groupements les hommes politiques les associations de développement defaraat toogaay moo di ne mbas mi am na lu mu indi waaye am na lu ñu si war a jàngat. moo ne aujourd'hui du point de vue économique war nañu bàyyi xel ci lu bare acteurs yi fi nekk aussi tamit di ay acteurs privés di citoyen lambda war nañu bàyyi xel ci lu bare moo di liggéey fàggu ëllëg waaye aussi tamit liggéey jàppale état ñu jàppale état moo di conformé wu par exemple si yenn réglementation yi parce que tey état moo fi nekk di wuutu génn na xaalis bu bare ngir dimbali ñu bare képp ñi doon liggéey amuñu woon sax ay nu ngi koy wax ay NINEA ak ay numéro de compte contribuable tey état bi ngi jël en compte kon ñooñu bu ëllëgee war nañu bàyyi xam ni état aussi ku ñu war a bàyyi xel la ndaxte si loolee ñuy contribuer si loolu may permettre état tey mu mën a jël en charge yu bare. beneen bi si des moo di ne wane na ni aussi tamit am na loo xamante ni nekkul ay obligation wala loo xamante ni dafa par force fu ñu koy dund tey yaa ngi toog sa kër maa ngi toog sama keneen ngi toog këram. tey xëy na bu doon mbas mi ñu ngi nekk li dem ak di dikk wala nekk si yeneen festivités yu doy waar yoo xamante ni mën na am c'est vrai fête bi jar na ko waaye leen yàq lay nekk. kon tey aussi am na beneen jàngat boo xamante ni nit ñi war nañu gën a rationnel dans notre comportement au quotidien war nañu gën a rationnel dans notre façon de faire et de vivre mais aussi tamit wane na ni action de solidarité bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy dund di ko jàppalante mu jóge ci boor bu ne wane na ni loolu dafa nekk au centre de notre activité au centre de notre quotidien waaye nag du dañuy xaar ba mbas ñëw rek ñuy soog a def social
kon kenn ku nekk si ñun war nga xam ne tey war nga dimbale sa morom war nga dimbale ki nga ëppale war nga dimbale ki nga xamante ne yaa ko tane ngir lan ngir jàmm ci yàlla ngir que cohabitation sociale bi gën a neex ndax bu ëllëgee ñun ñëpp ñu am fay. ci action sociale yooyu sax laa bëggoon ñëw tuuti ndax yow en tant que homme politique dégg naa am na ay jéego yoo teg jëmale ko ci jàppale nit ñi ci côté social bi. waaw loolu moom mënul ñàkk damay wax ni comme ni ma ko waxee léegi rek ni mbas mi am na lu mu wane waaye alhamdulilah ba nga xamante ni mbas mi ñëwee nit ñi di yëngatu ci loolu ñun fekkoon nañu ci loolu. ça fait des années ñu ngi yëngatu ci loolu et loolu dafa bokk ñun si suñu vie xëy na peut-être damay wax naan problème xëy na nattu la waaye nattu la boo xamante ni yàlla ñu ci yàlla rey parce que bu doon sama sago kenn du sonn kenn du xiif kenn du mar kenn du rafle waaye kenn du sax toog am kanam boo xam ne ku la xool xam ne am na lu la manqué donte nag yàlla matalawul lépp ñun ñii di wax nii di góorgóorlu dañuy góorgóorlu rek amuñu dara suñu yéene noonu am rek ngir di jàppale askan ak di fàggu yenn situation yi waaye li gën a am solo moo di que ne action yi ñu def mënuma citer ay tur waaye sama collaborateur fi mel na Bekay xam na du mu demee ña ko war a jot nañ ko fan ko war a dugal nañ fa te yàlla tax waaye aussi tamit am na beneen type d' action boo xam ne def nañ ko te defe naa ne à travers les réseaux sociaux mi ngi si mu di suñu groupe bu bees yoo xamante ni sama association les 3AST def na ko mais aussi groupe les amis d' enfance bu quartier Sundone bi nga xamante ni fa laa bokk ak ay sunu ay frères yu góor yu jigéen am na action yu ñu def loolu aussi tamit nous sommes dedans et c' est une action à saluer à pérenniser lu mel noonu quartier bu nekk sax war na fa law bu ko defee daanu mën di jàppalante et pour nga xam ne daal weer bi weer la woon boo xamante ni on en a profité gën a jaamu yàlla parce que gën a jaamu yàlla moo di ne xool li nga xamante ni sunu borom bi gën na ko digle ñu gën ci tënkuwaat ñi nga xamante ni gën na ko digle si partage si jaamu yàlla ñu tegu ci ngir lan ngir rek laax ngërëma ëllëg ak laax ngërëm si àdduna. ginnaaw loolu weer bi comme ni nga ko waxee weer bu xaw particulier la yàlla def na ñu dugg ci jàmm te génn si jàmm yow yan recommandation nga am bu yow mën a jox population saint-louisienne. waaw recommandation yi ma jëkkee def population saint-louisienne moo daal ñun ñëpp moo Sénégal yëpp àdduna bi sax ñu dellu tuub jéggalu te nangu nag te xam ne lii sunu borom bi moo ko indi buñ ko nangoo rek defe naa ne dinañ ko teggi benn bi ci des moo di ne comme ni ma waxoon ñu defaraat suñu toogaay si suñu rapport suñu digganteeg nit ñi sa rapport suñu digganteeg xaalis rapport suñu digganteeg sa nawle rapport ak suñu liggéey ñu fexe ba lépp lu ñuy ñafe li ñuy liggéey yàlla def mu doon lu barke suñu digganteeg ñu sàmm ko wóolante ndax la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom boobu mais beneen bi ci des moo di ne nag di ñaax waa Ndar que ñu gën a laxasaayu gën a taxaw tembe liggéey ngir jëmale suñu dëkk kanam économiquement c'est à nous de contribuer à l'essor de cette ville-là mais aussi tamit du point de vue social et du point de vue culturel ñun ñëpp ñoo war a jàppalante suude léegi nag am na loo xamante ne moo fi ne mu mbas mi on doit comme ni ñu ko waxee apprendre à vivre avec moo di war nañu góorgóorlu ba di liggéey ji te mbas mi du soppi dara si sunu doxalin activité waaye nag mu soppi si sunu ay attitude et comportement pour que feebar bi bañ law moo di les mesures barrières yi nga xamante ni seen xel màcc na si lu jëm si prévention wax nañ ko mu di nañuy raxas loxo yi nañuy utiliser savon détergent yi nañuy utiliser saabu ordinaire nañuy utiliser eau de javel mais aussi kër yi nañ koy gën a toppatoo di bàyyi xel ci lu bare masque yi tamit ñu di ko porter bu ñuy génn bu ñu nekkee ci oto yi bu ko defee mën na am restriction mesure prévention yi dina tax restriction yi état bi defoon daan ko teggi ngir xam ne nit ñi kat jël nañ seen ay matuwaay ku nekk responsable de soi-même pour mën a économiquement aussi tamit dëkk bi mën a gën a dem bu dul loolu je pense que ñun ñëpp que mu di yow keneen duñ ci mucc on va partir parce que économiquement aussi am na yenn durée boo xamante ni nit ñi mën ñu ko toog te ba ñu liggéey waaw rawatina nag le secteur informel le secteur donc des petites et moyennes entreprises ak petites et moyennes industries yi nga xamante ni bokk nañ ci ñu contribuer ci essor au développement au Sénégal. waaw léegi xanaa dañ lay laaj rek sa kàddu gu mujj ci émission bi. waaw kàddu gu mujj gi moo di moom di dolli sant sunu borom bi rek santaat waajur yi sant sunu sëñ Mawlana Cheikh Ahmadou Sall ak Tidiane sant xalifaam bi docteur Mouhamadou Mansour Sall sant sunu njaboot rawatina sunu soxna ak xale yi vraiment comme ñu ngi ko waxee rek Korité si dans le confinement
aussi alhamdulillah, parce que ça nous a permis encore d'être davantage avec la famille, donc de nouer, de raffermir, d'échanger, et puis vraiment alhamdulillah kàddu gi rek moo di ne rek di dolli sant yàlla di ñaan yàlla di yàlla ñu ko fekkee at yu bare yéen ñi fi ñëw fi tamit yàlla ngeen fi yàgg ñëw yàlla defal leen ndam si seen liggéey li ngeen si nam ak ngeen si yaakaar yàlla nañ ko yàlla defal lu romb seen njottu, mais aussi di ñaanal ndax aussi pour que ñi fi nekk ëmb Ndar à savoir les autorités religieuses, administratives, coutumières ñoom ñëpp ak sunu maire Mouhamadou Mansour yàlla dimbale leen kattanal leen ba li nga xamante ne mooy xeex bi nga xamante ne ñu ngi ko sumb di ko xeex mbas bi yàlla jox ñu si ndam pour le bonheur des Saint-Louisiens du Sénégal. ok Cheikhou Camara ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax ci dalal bi ñu dalal fii ci sa biir kër. mbokk yi comme ni ngeen ko gisee sànq ba léegi ñu ngi nekkandoo woon ak yéen doxantundoo ak yéen dugg ci biir Ndar seeti yenn ci ay kilifa yu nekk fii ci Ndar ziar leen déwénal leen ñu xool nan la ñu passé Korité bi ci ak seen famille ak yan conseil la ñu am yan recommandation yu ñu war a jox population saint-louisienne bi. ñi ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewlu fii ci sentoutinfo.com di leen dig daje beneen yoon incha allah.